génn leen penc mi ñëw leen ñu continuer waxtaan wi lii thème bu am solo boo xam ne la képp kuy jigéen wala képp kuy góor goo xam ni bokk mët nga li tax ñu naan góor di nga ci war a jàpp xeex bi ñu xeex ko contre la violence domestique parce que violence domestique dafa bëri aspect bi suñu invité bi tey di dund mooy aspect bi nga xam ni mooy aspect violence psychologique di wax ni que violence domestique dafa am aspect yu bëri y a la violence financière mooy nit ki mooy dafay yor moyen économique yi da koy contrôler ba nga xam ne jigéen ji day obligé pour lu mu soxla ci moom lay jaare pour mën a satisfaire ay besoins par exemple li nga gis góor goo xam ni jigéen ji du xam lan lay fayeeku ce qui n'est pas normal parce que boo leen sëyee bien yi dafa nekk loo xam ne yaa leen ko bokk da ngeen ko war a planifier ensemble lépp ngeen teg ko ci yoon mais violence financière góor gi day fexe ba moyens yi moom moyen économique bu foyer bi moom moo koy contrôler xaalis bi maanaam day nekk benn moyen de pression si ku jigéen ki partager leen vidéo bi maa ngi defee live bi tey ci suñu page jubbanti Sénégal jubbantiku di xool suñu comportement yi li ñuy wax ni tey thème tey bi doon thème boo xam ni daf ñuy permettre ñu lutter contre la violence domestique suñu invité tey bi nag di ci dund lu métti mu nekk loo xam ne rafetlu wuñu ko ma leen moo taxoon may teg morceau bi mais dafa gudd donc man bu ko teg misère moo ma intéressé woon mais je vois que ça ne vient pas et puis encore j'ai pas envie trop de violer consignes yi nga xam ne moom la suñu frère joxe ci boycott de principe boobu nga xam ne dañ ko war a boycotter Bercy mu nekk loo xam ne dañ koy def un acte de patriotisme defuñu ko contre la personne de Youssou Ndour qui est un Sénégalais qu'on aime et que loolu dépassé na duñ ko prouver tey mais boycott bi nekk un geste bu ñuy adressé Youssou pour woo ko mu ñëw taxaw du côté du peuple sénégalais pendant qu'il est temps parce que loolu la mës a nekk loolu lañ ko mës a lii suñu sœur bi du dund nekk na lu métti loo xam ne métti na ma métti kii woote may ñu tuuti ñu duggal waxtaan bi après nga woote di wax ni que suñu sœur boobu victime de violence domestique am ay facettes yu bëri mu nekk loo xam ne dañoo jàpp ni que c'est une norme ñu daal di accepter ni que dafa bokk ci sëy suñu dëkk mais may wax ni que violence domestique du loo xam ne dafa normal déedéet bu ñu wax ni que dafa bokk ci sëy muñal say doom ëllëg dinañ tekki waaw ok say doom dinañ tekki d'accord mais aussi am na violence domestique yuy indi beaucoup de traumatisme chez les enfants am na violence domestique yuy indi beaucoup ay yàqu-yàqu yu bëri ci viwu jigéen wala viwu ki nga xam ne moo ko subir am na jigéen yoo xam ne tey bëggatuñu sëy ndax lañu jotee ak ka nga xam ni moo nekkoon seen partenaire seen jëkkër ki ñu mujjee sëyal métti na ba ma sœur Seynabou je te rappelle dootuñu bëgg a sëyati am na jigéen yoo xam ne mënatuñu wóolu góor am na jigéen yoo xam ne seeni carrière yàqu na ndax góor suñu dëkk mu am ay problème yu bëri yu jigéen yi du dund yoo xam ne aussi war nañ ko jubbanti ci biir sëy yi muñ bi d'accord mais muñ bi warul tax ba góor gi transformé wu en bourreau parce que da ngay nekk ku góor koo xam ne yow ñun ñëpp xam nañu nu muy demee surtout ñu nekk bitim réew jigéen ñi sëy bitim réew aussi dañoo sonn pour l'essentiel dañuy sonn am bëri pour l'essentiel dañuy muñ lu leen neex ak lu leen nakare góor yi di laajte ay jigéen yuy participer am na si waxtaan yu ma doon dégg ay yenn dëkk yoo xam ne ci biir diaspora bi góor gi da lay laaj ngay cotiser maanaam da ngay am jëkkër boo xam ni en fait jëkkër bi xam nga turu jëkkër ni rek am na jëkkër nga ci am parce que la nga xam ne religion am da ko sant ci dëkkoo ko ak ay sagal ko duñ ci def lenn du wax bu neex nga ciy dégg
du yëre buñ la ciy jëndal waxtu ba nga ko soxlaa wala ba nga ko bëggee du sagal du lekk bu neex buñ lay defal 50-50 lañ lay laaj wallaay pour l'essentiel dañ lay laaj 50-50 am na si ñoo xam ni sax faf dañuy toog croiser les jambes ngay dem ak dikk surtout ñi nga xam ni par exemple seen jabar dañu am business seen jabar am ay salon de coiffure ak yooyu ñoom dañuy xanaa déposer le salon de coiffure ba bu ñu paree dugg ci dëkk bi xaalis ba ngeen yow moom mu ciy wut sax nag benn Dakar bu doog a yegg si ku mu ciy nax dem tester ay capacité mi foofu parce que capacité yi nga xam ne dañuy insuffisante gis nga góor bu leen sonn di dem wuti jigéen yu bari capacité insuffisante boo ko amee da ngay xam sa bopp soit nga dem wuti góor a keeng bala nga wuti leneen waaye jagul ngay dem ci beneen jigéen naan xëy na ma tenter chance su kii ak kii moom dina dox déedéet kooku du dox nga demaat tenter chance ci keneen kooku du dox léegi dëkk bi yëpp di la wër di wër nag naan ko moo waa ji de dara baaxul kii de moo xoolal ñëpp xam nag la nga làmboo ñëpp xam say mën-mën ak sa ñàkk mën dégg naa ni bari na ci ñoo xam ne mënatuñu dara te ñoom ñu mënul dara nag faf nag ñooñu ñoo gën a mën a doxaan ña nga xam ne salaamaaleykum maaleykum salaam ñu ne la yaa seex xoolal en général dara mënuñu ko ba noppi au lieu que ñu xam ne lañu mënul ci ñoom la dañuy foog ni ci ku jigéen ki la foog ni ku ci jigéen ki la commencé golo gu romb ñu ne ay ca te yow astut ba nga yor mënoo ci yow sa jabar léegi da ngay génn keneen ka nga xam ne nobu la soxlawu la yëgu la kooku astut boobu nga ko koy jox boo tokkalee tuuti doo mëtal doo yegg fenn mu jël la nga yow nga delluwaat toog sa wetu jabar ay loxo yu kese ak naka boole ci naka gi daret nag parce que say insuffisance da ngay foog ni sa jigéen sa jabar moo la ko teg indil ko stress bu dul jeex bu ñu waxee nga dóore sa bët xonk na nga dóore boo demee professionnellement boo demee professionnellement boo demee au bureau insuffisance boo fa am nga ñëw yëkk ku jigéen ki yow mëtle woo te ku jigéen ki day continuer di nëbb ay mbokkam que danga baaxul que danga koy dóor wala danga koy togoxal nga continuer te gis nga façon boobu nag ñoo gën a mën gan la ñu mën ak ci biti faire semblant donc góor abusif yépp noonu la ñu mel ma wax leen loolu mooy principe bu góor yi def violence domestique souvent dañoo am deux faces la ñu am nit ka ñuy nekk ci biti bu nit ñi ñëwee sourire reetaan kaf ak ba ñuy nekk bu nit ñi demee beneen nit lay nekk nee naa leen mun naa def ay séminaire ci violence domestique parce que man dama leen ne lu may dund lu ne dama koy jàngat ko ba comprendre les tenants et les aboutissants il y a beaucoup de femmes qui souffrent amuñu satisfaction au lit amuñu satisfaction épanouissement nutritionnel parce que duñu lekk lu leen neex parce que poos yi attanu ko mënuñu dund duñu génn duñ leen génnee couple dafa jekk sax yenn saa yu weekend nga génne sa jabar ne ko ma chérie wala booy ñëw nga ñëw ak ay rose ak ay fleur déedéet duñ ko def de yenn saa yi nga gis sa jabar wàcc sonn di nettoyer nga ni ko xaaral ma raxas ndab yi déedéet dañuy wàcc rek summi seen dàll rek tëdd si canapé bi yor télécommande bi di xëccoog yow nag di xëccoog yow ban programme ngeen di seetaan boo moytul sax télécommande bi fu mu toog fa la koy def fu mu boof fa lay boof télécommande day boof télécommande bi ndax bañ yow nga jiitu ko ci loolu moo am wax bu neex du la ko doo am wax bu neex doo si xolal da nga ciy nekk di misère soit nga nangu toog misère ba am goitre jigéen yu bari am nañu goitre Sénégal jigéen yu bari am nañu hypertension jigéen yu bari am nañu rhumatisme
jigéen yu bari am nañu hypotension te loolu yëpp c'est lié à un manque d'épanouissement dans les foyers te doo ko mën a wax fenn parce que dañu leen sutura sagal sa bopp bul wax boo waxee sa noon yi reetaan la gis nga say noon yi reetaan la ngay nekk di bañ ba faf nga dee fa donc arrivé à un certain moment cancer baa ngi rey jigéen yi te lépp ci ay misère nga misère rek toog dañuy dellu bàyyu Mbàkke dama lay woo benn bàyyu Mbàkke dinaa la woo léegi. Il faut que la société se dresse entre les maris abusifs et les femmes en situation de précarité parce que jigéen bu précairewul ku ne boo dundee ci loolu da ngay daw da ngay dem jigéen ju am ay ressources tuuti da ngay wut buntu booy demee rawale sa bopp rawale say doom mais souvent jigéen yi toog ba dee fekk leen ci dee boo xam ne c'est soit dee boo xam ne sous la violence physique wala dee boo xam ne c'est sous la misère ngay ñu rey la à petit feu jigéen yooyu c'est parce que dañu doon am possibilité fu kër gu ñuy dëkk xaalis bu ñu dundalee seen njaboot donc bañ seen doom tumuranke mooy tax ba ñu toog fa ba dee. Maintenant on assiste au cas extraordinaire où la femme day jël en compte bien-être doomam yi daw bañ a sonal jëkkëram may ko chance mu reconstruire sa vie autrement léegi kooku la ñuy poursuivre naan ko da nga kidnapper samay doom am mandat d'arrêt international lii ça a failli m'arriver oui c'est-à-dire que c'est incroyable les hommes sénégalais ce qu'ils sont capables d'inventer pour gâter la vie d'une femme te pourtant da nga leen di yërëm ne kii dama koy bàyyi ak li mu am parce que su ma jëlee li mu am ay mbokkam mere ma lépp mujjee nekk sa kaw il faut que ñu xoolaat boo leen takkee jabar bàyyi leen di takk jabar pour ñu jàppale leen ci seeni facture da ngeen di gëm yàlla takk jabar parce que da ngeen koo bëgg mais pas pour mu ñëw jàppale leen ci seen facture loolu mooy indi problème yi am après dans les couples nekk ak jigéen rien que pour le matériel rien que pour les impôts wàcceeku la rien que pour nga yaakaar ni que bu ñëwee am ay doom ñu lay jox ay kii familial allocation Siste Amina boo amee réseau nga woo maa ngi lay woo booba léegi kon xaaral ma dem léegi ci liste bi ñi nga xam ni yépp dañoo am non c'est vrai sëy métti na métti goo xam ne jigéen yaa ngi am ay problème man am na ci yoo xam ni kaana fii Amérique boo dóoree jigéen Italie moom góor mën na la dóor Italie góor mën na la dóor ba suul la balaa police ñëw Italie mooy dëkk bi yées ci domestic violence asalaamaaleykum sister oui allo sëñ bi na nga def maa ngi lay siyaar bu wér soxna si ñu ngi delloo ziyaar mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm bu baax a baax waaw yaa ngi ci biir nañu wax gaaw maa ngi lay jox la parole xam nga temu jour bi non temu jour bi xamaguma ko nag mais dama yàgg bëgg a woote ji bii jamono ji nga xam ne Assane mi ngi Amérique effectivement mais yàlla dogal doon ma dugg quoi yàgg naa woote nag mais jotuma dugg quoi mais yàlla tey la ko dogal quoi dëgg la mais soxna si mbaa yéen si jàmm bu baax rek ñoo ngi sant bu baax léegi suñu invité bi mu ngi woote temu tey bi mooy góor yi nga xam ni dañuy jàpp seeni jabar di leen togoxal suñu ndaw si suñu sœur bi dafa am ex jëkkëram boo xam ne da ko defal mandat d'arrêt international ne dafa kidnappé ay doomam te lépp mu tegal ko ci ay fen waaw loolu lu am solo la ndax loolu war nañ cee wax quoi mais man moom li ma gën a bëgg a wax moom mooy kaaw Macky Sall laa gën a bëgg a wax quoi parce que Macky Sall moom yàq na suñu réew mi quoi soxna si barki yonent yàlla Mohamed yàq na suñu réew mi lool dëgg la mon frère en tout cas kontaan naa trop maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la remercier
di bëgg ci yow photo bi rafet na trop maa ngi nuyu soxna si au passage waaw j'espère que yaa ngi koy toppatoo bu baax tegoo ko misère loolu rek lañ leen dénk jàpp leen suñu sœur yi toppatoo leen sagal leen jigéen loolu rek la soxla. waaw mais xam nga jigéen tamit jigéen moom mooy yaay. dëgg la. te jigéen mooy sœur. dëgg la. te àdduna bi mënul dox mukk sans jigéen. mais képp koo xam ne nii ak foo mën a ne si àdduna ak loo mën a doon boo maltraité jigéen la jàppal ne sa waajur ngay maltraité wala sa sœur ngay maltraité. dëgg la te da ngay togox góoguy togoxal jigéen day togox toujours. toujours musuma gis góoguy togoxal jigéen am jàmm ci fin wu àddinaam musuma koo gis. loolu am na mais léegi ñaa la ko wax góor guy togoxal jigéen moom dara si àdduna doo ko am. merci. merci beaucoup. waaw te tamit moom li wóor ba mooy jigéen dañ koy teral dañ koy suturaal jigéen dafa bëgg ku ko suturaal jigéen dafa bëgg ku ko teral. dëgg la am na ci ñoo xam ni biiral ay mineur biiral jigéen yàqloo ko ëmbam tam violence la ndax jigéen ne ko dama laa bëgg a takk ba mu bëgg la nga fexe ba mu bëgg la nga ëmbal ko ba noppi ne ko yàqal biir bi mbala njëkkee biir loolu yëpp ay forme de violence la. loolu yëpp ay forme de violence la na ngeen bàyyi yooyu. François loolu lu ñaaw la. loolu nag loolu la sama gars yi di def yenn gars yi loolu la ñuy def yàq àdduna jigéen nax ko dama laa nopp dama lay takk ba fooyee ko di ko dugal ci ay auberge ba ëmbal ko après nga ne ko dindil biir bi yàq àddinaam. ñun képp koo gis ñu koy tudd si àdduna. xoolal ma yëfu criminel yooyu. non lu bon la lu ñaaw la François loolu lu ñaaw la mais dinaa la wax benn affaire François. te nag dama xam ñu koy def. non effectivement lu am la Sénégal moom lu fa loo fa xalaat si àdduna si bon nga rek am na fa fuñ toll nii. te ñu koy def ñëpp ay kilifa lañ nekk mooy kilifa yi nekk ci gouvernement bi rek ñoo koy def ak ñiy kilifalu. ak ñiy sellalu te fekk du ñu nitu dara en tout cas ku ko def ku ne moom bés bu ñu lay weer biir Facebook bii dina saf-sap bëccëg ndax kàmm nag. François dinaa la waxal benn affaire bu tuut te bëriwul. mais képp koo gis si àdduna ak lu mu mën a am ak lu mu mën a mën jigéen mooy yaayam. dëgg la. te jigéen dañ ko war a fonk François ndax yàlla si boobu moo njëkk a teral jigéen kon jigéen dañ ko war a teral dañ ko war a suturaal. dëgg la Kaana. parce que société bi mënul. yàlla si boppam moo njëkk a bëgg ku suturaal jigéen. en tout cas maa ngi lay remercier bu baax wax bi am na solo mais il faut ma woo suñu invité bi comme ça mu mun a dugg yeggali témoignage am dégg nga. kontaan naa maa ngi lay bëggee bu baax a baax maa ngi lay bëggee nuyul ma soxna si bu baax. dina ko dégg bu baax a baax. merci beaucoup merci mon frère. mais loolu la googu la bëgg du la dërti ci auberge da lay takk teg la ci wetam waaye aussi nag yenn saa yi nañu moytu góor yi nga xam ne dañuy gaaw a takk yoo xam ne pour ku leen mëtalil dépense rek la. asalaamaaleykum. allo asalaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam soxna Hélène. waaw sëñ bi maa ngi ziyaare bu baax yaa ngi en direct. maa ngi lay doon ziar soxna si di leen ziar ci màggal gi. jërëjëf Amina may ma 2 minutes ñu jox suñu mbokk bi la parole parce que mu ngi woote depuis sànq ba léegi xam naa thème bi da koo touché sëñ bi lan moo doon sa contribution tey. man sama contribution je pense que sur 2 volets lay nekk. muy déjà ci justice sénégalaise. partagez leen vidéo mbokk yi partagez leen. ñu ngi lay jox la parole ma sœur. Ndeye Fall dinaa la woo ma sœur maa ngi lay woo léegi. léegi parce que man dama jàpp ni justice sénégalaise c'est une justice à 2 vitesses déjà. dëgg la. waaw parce que boo xoolee par exemple Sénégal benn exemple la. kees yéen partagé leen waaye gars yi affaire yaa ngi géey de. politique dañuy wax ni dañuy faral di wax ni. ñi ñu war a jàpp sàcc yi ñu war a jàpp ci moom jàpp ñu leen sàcc yaa ngi ci dëkk bi dox. am seen liberté totale. kenn tudd leen kenn du leen taas.
il suffit juste nga far ci pouvoir bi wala nga leen di jàppale wala ngay naa fekkul man naa fekk loolu xamul lu mën doon noonu ak mën tudde kenn du wax say mbir te Sénégal juste sénégalais dañ ngay gis lenn mandat de dépôt maanaam yow ñu ni dañ la dugal yow da nga sàcc wala da ngaa jël jàmm wala dara état bi xamul lu mu demee noonu ñu jël la tëj la te amul preuve ci yow Sénégal lañ ko gis amul Sénégal ko gis ci àdduna je pense man maa ngi nekk France bi nga boo xoolee kaw François Fillon élection yi jubee bi ñu ko ne dafa doon employé ay famille am affaire attaché parlementaire mais jàppuñu ko dañoo def enquête xool buñ gisee ay preuve que ni kii moo def lii donc justice bi taxaw moo xam mu joxe explication ok jërëjëf sëñ bi ba pare mandat concernant mandat d'arrêt boobu ngay wax ci soxna si mandat d'arrêt dafa nekk loo xam ne c'est très très lourd dafa rëy moom donc moi je pense que nit ba ngaa def mandat d'arrêt amoon nañu wax par exemple mandat d'amener nga mandat d'amener am na dëgg la ñu jox instruction ni ko yow da ngaa jël doomu jàmbur indi ko ci réew mi voilà ci beneen bu fekkee beneen affaire bi mooy violence conjugale bi nga wax loolu moom man je pense que ni man nit sax kuy xalaat tuuti nit sa jabar góor dëgg du dóor jigéen un vrai homme du dóor jigéen loolu mën naa ko wax moo la yow koo xam ne moo la jural say doom vraiment je pense que kooku wuroo ko kii daal wuroo ko torturer wuroo ko dóor parce que loolu ça se fait pas ça se fait pas parce que tamit moom tey maa ngi koy suivre mais ça me tient vraiment à cœur. En tout cas merci beaucoup merci mon frère kontaan nañu ci contribution bi et j'espère que góoru Sénégal yëpp dinañu xalaat comme yow ni ngay xalaatee bien des choses à la famille à madame et puis merci de la contribution. Voilà donc ñuy dellu ci Rosalie Amina Rose Tavares ma sœur wooteel may leen ma dugal suñu gan bi mu waxtaan may leen ma dugal Amina Rose Tavares sister wooteel di wax ni que gars yi ñëpp ñi nga xam ne am nañu cas yu mel noonu mun ngeen woote ñu exposé ko et puis boo leen bëggee wax tur bi wax leen tur bi de comme ça ñi nga xam ne dañuy génn dañuy nekk di comment on va dire ça dañuy jouer le rôle que quelqu'un de bien dama nekk nit ku bien nit ku kii je suis bien sur tous les rapports te fekk à côté dañuy nekk di toroxal ay jigéen duñu toppatoo seen njaboot you know ñooñu la ñu bëgg di leen exposer léegi comme ça ñu soppi ni ñu doxalee ak seeni soxna képp ku def lu mel noonu ñu indi la ci penc mi ñëpp xam li ngay def ñëpp xam li ngay doxee ak nag ni ngay toppatoo sa kaana gisuma woon sa kii sister Amina wooteel balaa ma woo Ndey Faal bëgg naa woo ñi am na ñu bëgg ñu woote allo Amina wooteel maa ngi voilà c'est bon donc suñu invité bi mu ngi ñëwaat ci direct bi Amina yaa ngi may dégg dégguma la parce que kii bi demul ci xaaral ma woo la je te rappelle tout de suite live moom dafa émouvant dafa xaw a doy waar mais lu tax demul ok ready pairing successful xama xool allo oui yaa ngi may dégg voilà ñu ngi lay dégg yaa ngi en direct partagez leen vidéo bi gars yi sama gars yi partagez leen vidéo bi tey on parle des violences domestiques Amina donc maa ngi lay dugalaat
maa ngi lay dugalaat nga rappeler sa histoire nga wax nga partager li nga xam ni moo tax tey ñu def live tey bi. donc fi ñu yemoon bi muy coupé. waaw mooy rek li ma doon wax ne man je m'adresse à la justice sénégalaise. Une justice doit être sérieuse. Mandat d'arrêt international criminel yu mag yi lañ ko daan def waaye koo xam ne lii c'est un problème de ménage. Un imbécile jóge feene fabriquer toutes ces pièces devant un juge comme lui. Ce juge-là se permet de lancer un mandat d'arrêt international en ma personne. Man musuma xuloo sax ak nit biir Sénégal waxuma la naan maa ngi xeex ak nit bay rey nit ba wala di def crime bu tax man ñu di ma lancer un mandat d'arrêt international. Parce que lan kii nii xëy na am na kenn ku mu xam. am na bras long au niveau du gouvernement wala kenn ku mu xam un juge. Nous facilitons ko lii rek sans réfléchir. Mais comment un juge sérieux, je dis, peut lancer un mandat d'arrêt international pour une femme koo xam dafa dem ak ay doomam te yow ki tax ngeen di fen yu rëy yii nii yéen a ngi yore numéro téléphone am mais ku daw di nga yore numéro téléphone am soyons sérieux. Non, c'est terrible. ku daw di nga yore numéro téléphone am ku daw dina la woo téléphone. Non. Mais lu gënoon yomb kii bu dee nit pour te dire que il n'est pas intelligent. Parce que lii mu def nii tey même bu fekkoon ne waroon na gis ay doomam sax xëy gis bi dootul yombee noonu ndax man maa ko moom ci kaw suuf dootuñu taxaw wax. Mais c'est que loolu intéressé wu ko gis ay doomam intéressé wu ko xam nga lan moo ko intéressé. man kay xam naa yàqal la sa life façon góor yooyu. man la gis seen doom intéressé wu leen. li tax may la gis ay doom intéressé wuñu ko koo xam ne say doom ba ñu nekkee Sénégal di dund ak yow seen école daawoo ko fay lijjanti woo utal seen këy say doom kër ñuy toxu koñoo koñ ñu taxu fa quartier bu ne nga toxu fa dëkk fa biir Dakar ci ñàkk jom la bokk ak ñàkk yéene sa njaboot. dëgg la te boobu yàlla xañu la ko de ñàkk jom a tax ndax kuy dem di jënd ay oto yu cher semaine bu ne nga jënd costume wala nga jënd ay chemise ñàkk jom rek moo tax xam nga dafa am góor ñoo xam dañoo juddoo ñàkk jom organe bi jom nekk ci boppam moo newu ci ñoom. dëgg la du ñëpp nag am na ci ay garmi nag am na ci ay garmi biir Sénégal. ñoo xam ne dañuy tàggoog jigéen sax te du tere danañ la sagal. mais un vaurien comme ça nga xam ne yow sa famille sax kenn nawloowu la. mandat d'arrêt international ci boppam juge waru ko yónnee Italie. te defoo enquête de voir au moins nga laaj voisin yi laaj famille yi laaj mbokk yi naka la sëy bi demee woon. même juge bi ma doon entendre tey fii juge italien bi ma doon entendre fii y avait le juge y avait le procureur et tout parce que comme le dossier était lourd mais ñoom ci seen bopp sax dañ doon ree. God bless you parce que lii nii te Macky Sall lii da cee war a jóg parce que lu tax dañu nekk di ridiculiser seen bopp dañu defe ne ñun lañ koy def. li moo tax Assane Diouf di xorom di wax ni que l'insolence comme mode comme riposte politique du ñun ñoo ko fi indi. Macky Sall moo ko fi njëkk a commencé. baax na lii nii seen bopp tey jii Assane yaa ngi déglu témoignage xaaral Assane dafa dugg ci ligne bi dama bëggoon loolu mu jël ko en compte ci yëfu doomeeraam yi nekk Sénégal. jigéen ji jëkkër ji daf ko doon maanaam da ko négligé woon du ko toppatoo njabootam du fay école du dundal ay doomam mu débrouillé ba daw ak doomam yi Italie di liggéey di daan dooleem waa ji wëlbati dem fen juge ba xawma procureur la ñu fen xawma juge ba tey jii dañ ko lancé mandat d'arrêt international Assane moom lañ ko kii démb prison la fanaan loolu moo tax ma toog tey di live ma bëgg loolu nag ci live bi nga def sànq di la nuyu bu baax a baax mon frère forever whatever happen forever loo nekk maa ngi lay jàppale loo def xoolal loo defagul sax noonu la xanaa loolu nag mujj wax bi léegi jeex na pour tous ceux qui veulent écouter ceux qui ñuy dégloo nopp bu bon bi. God bless you my brother. We are proud of you and we support you. We'll be behind you. We'll be with you. We will walk this path. We'll fight this fight with you.
sister dama bëggoon Assane impliqué wu dégg dossier bi dégg nga dégg li Voilà. parce que mu ngi doog a dugg maa ngi la delloo la parole. donc c'est pour dire rek ne nañ bàyyi soxor bi añaan baaxul gis nga lëngoo dafa neex waaye koo bàyyi mu dem ak mbaggam waaye yow boo bàyyi nit ki ba pare yéene ko torox te nga ne jullit nga te nga ne nit nga boobu yow sa jullite des na ndax doo yàlla kii li yàlla def ci moom munoo ci dara fikki ni munoo ko ci yow nag boo foyee sa àddina ba say maas raw la ñi nga bokkal xeet parce que nawloo la parce que sa ñàkk jom bañ nañ ko ba ñi mu bokkal RFI lañ koy tuddee ndax mën a fen wóor na yàlla li may wax ni waxantuuma dafa am foo xam ne nit ki boo fa yeggee dootoo denc dara da ngay génnee lépp parce que guerre day sax mondial ku ñu dem ba lancer le mandat d'arrêt international foofu dara desatu fa loo xam na nga ko génne say waa kër sax ñi nga bokkal RFI lañ lay tuddee ndax mën a fen mën a duul ci ponkalum góor moo xam ne léegi sa 65 ans mat juddoo Dakar màggee Dakar sa baay tekk fi lu nekk kër amoo ko néegu ñax sax amoo ko biir Dakar foyee sa àddina bëgg ma toroxal man maag samay doom foyee suñu àddina ñu nit duma ko accepté man dañ maa yar ci fulla dañ maa yar ci dal waaye dañ maa yar ci fulla ak fayda man doo foyee sa àddina pare bëgg ñëw foyee sama bopp je refuse samay doom lu ma jaral pour ma préserver leen pour ñu sauver seen avenir dina ma ko jaral bañu ma dee ci kaso ndax samay doom moom nag mooy ñàkk jom indi style boo xam ne fu ne takk na fa jabar kii mu takk nii actuellement mooy juróom benneeli jabaram pour ngeen mën a xam rek ban genre la ku ñàkk jom la yow amoo lijjanti woo kër ngay lijjanti ay takk jabar fu ne nga takk fa jabar ñàkk jom mënta weesu loolu yow ñàkk jom nit ki suturaal la ko ba sonn dem nga wëlbatikul ak un imbécile de juge comme toi naan da ngeen koy lancer un mandat d'arrêt international. Sister Nafi Diallo yaa ci gis ne mandat d'arrêt international mel ni Pablo Escobar jaaykatu drogue bu mag wala reykatu xanaa wala keneen ki ku ñu rey nu mu tudd terroriste bu mag boobu noonu. ñoom fi mu mandat d'arrêt international ci jigéen joo xam ne yow ku góor ki defoo enquête defoo xool que ni du toppatoo ay doomam du fay école du fay luyaas yow en 2 ans nga toxu xaw ma 10 fois 7 fois nga xam ni kooku jubul koo gis muy toxu lu bëri rek xam leen ni que du fay luyaas du góor gu am jom. moom kay fu ñu mun di jóge ñàkk fay luyaas lañ ko jëlee te loolu j'ai des preuves yoo xam ne tey bu juge bi deful liggéeyam woo ma tegal ko preuve yi ci kaw taabalam. Non, dañ la doon expulser il faut appeler les organismes de droits de l'homme cas bi ñu xam ñu wax ci yenn yi dafa ñaaw yow jigéen toppatoo ko bu bàyyi la nga am di débrouiller boppam di liggéey matin midi soir ba muy wàcc wóor na ma ni 100 € yoru ko ci poosam dama xam nu muy demee maanaam da ngay sauvetage xam nga luy sauvetage da ngay sauvetage sa vie ak sa vie wu doom daal ndax bañ nga song ko devant la justice ñu naan nangu na la mu am da koo sëyal nangu këram nangu otoom yàq na àddinaam yooyu la jigéen yi di moytu loolu la sénégalais yi di moytu finalement yow ka ngay koy xëccool mooy koo xam ne am na lu ngeen di xëccoo man 1 franc malien soxlaalu ma ko wallaahi 1 franc soxlaalu ma ko moom xam na ko lijjantiwu ma sax moom soxlaalu ma ko samay doom yàlla may suturaal manqué wu ñu dara lu ma am maa ngi leen koy sagalee sama anniversaire doom ji passé mois d'octobre bi chaîne or laa ko jëndal te elle n'a que 10 ans ndax man sama doom dama koy yar ci doylu yar ko ci dignité bu ëllëgee bu dara fees bëtam. mais est-ce que xam nga turu juge bi. turu juge bi dinaa ko xam parce que dinaa avocat bi on doit se voir demain turu juge baa ngi ci dossier bi dinañ ko xam incha allah. mais ku góor kooku nag mun nga wax turam wala danga ko bëgg a sutural ba ci kanam. jarul waxtu bàyyil man ma tane ko parce que man samay doom laa ciy seet. xam nga nit ki bu dofee yow danga koy tane. gis nga penc bi ak Dooméram TV ni ko Assane doon waxee dañu fiy teg Dooméram yëpp dañu fiy exposé ku am jëkkër ju lay toroxal sa biir kër. di la def yoo xam ne wala jabar ju lay def naka sudul noonu boo wootee Dooméram TV ñu defal la live. Les enfants sont mineurs tu n'as pas fait de délit
nga naan danga koy jéem a yàq man daf maa mën a yàq moom dafa yàqule ba pare parce que ay maasam yëpp a ko raw moromam yëpp dañoo tekki biir Dakar koo ci gis kilifa la fa yor kër ci ay quartier résidentiel yow koñ nga dëkk fa lijjanti woo loolu nga naan da ngay lancer mandat d'arrêt international avec un complice de juge salaud comme toi ndax juge boobu bu doon nit bu ñëw bi kii ñëwee fen ay fenam sax dina réfléchir jéem a xool lii lan moo ko waral. non juge boobu moom rek a jara kooku rek a jara seetaat nag juge boobu yow amoon enquête. non mais foo man Sénégal jaaxal na ma Macky Sall waxal ak sa justice parce que c'est ta justice c'est ta justice waxal ak say juge boobu moom duma ko bàyyi juge boobu moom bul sonn Hélène duma ko bàyyee noonu maa koy lijjanti ba mu leer ndax man bàyyi juge bi moomul Sénégal bàyyi doomaraam bi ma doon sëyali moomul Sénégal maa fay dem ba mu neex ba gis ndax dañ may arrêté ma arrêté. non c'est ça yow say doom yow lañu soxla. De toute façon italiens yi ils sont pas salauds comme ces Sénégalais là ils ont tout compris ils m'ont entendu tey ne ma demal ñibbi sa kër nga toog carrément lañ ma ko wax. yaa ngi dégg. gis nga li may def nag après je ne peux pas le dévoiler en public ndax nee nañ kuy xeex doo wane say ngànnaay waaye dina xam ne maa ko gën a woyu fuuf xam nga di nga gis koo xam dafa toog tekkaaral te moom dafa ñàkk jom ndax bu amoon jom war na xam ne man mii warul xeeb samay capacité mais da ngay sëy ak góor jël ko def ko kilifa jiital ko lu ne mu dem nag ba sous-estimer la defe ne dof nga il a tous les pouvoirs sur toi fekk na yow li nga mën a lijjanti moom askanam ba ñu daj sa mënuñ koo lijjanti looloo ko dal mais bu am jom du dugg ci man lii mu def nii ci kawam lay këpp man faalewuma ko lijjantiwuma ko maa ngi fii Italie ak samay doom te comme guerre la annoncé xale yi dina leen bëgg a gis mu të ko ndax nit ki bu ngeen xasee jur ay doom war na am nu ngeen doxalee noo xam ne tôt ou tard bés dina ñëw di ngeen mën a soxla waxante mais comme nii la ko gisee defe ne day jaay bras long moog bras long boobu la ñuy damm am na sa wax rus naa cee jaar ndax nit ñi xamuñu ma ci waaye nag yàlla baax na man kenn extradé wu ma maa ngi ni sama kër toog te tey même bu fekkoon sax loolu dafa amoon awma dara lu ma ciy tiit awma dara lu ma ciy rëccu parce que kaso dew ma fa ndax rey nit dew ma fa parce que damaa amee koñ bu ne xaalis ni moom ni mu mel banque bu ne mu ngi fa amee xaalis tey ñooñu bu ñu investiloon comme moom ba tey mu ngi ci kaso bi tëdd. en tout cas du courage. mu ngi amel ay nit ay somu xaalis yoo xam ñooñu dañ ma naan carrément madame wallaahi yow la ñu xamul li ñuy def moo tax li may wax nii waxantuwuma te bu su ma demee Sénégal loolu lépp dina leer. ñàkk jëm ba bëgg de nekk ak nit ki mu muñal la lu ne di la suturaal guddeeg bëccëg. association des femmes là man damay lancer un appel parce que loolu rek la ñu mën am na des femmes juristes. association des femmes juristes. je pense que loolu kay moom ba Macky Sall ñëwee au pouvoir ba léegi dañoo déggatul benn association jigéen tumuranke na ci nguuru Macky Sall dégguñu benn association yëngatu dafa mel ni Sénégal amatul association buy défendre les femmes. lii violence conjugale la. léegi violence conjugale la il faut que ngeen defal seen mandat bi ñu lancé man awma droit dem Sénégal fii ak 8 ans kon de ma xam ne bu ñu yóbboo pare sama cellule ndax danañ ma tëj ndax Sénégal maa fay dem ak jàmm incha allah ndegam sàcc yee fa mën a ne ci jàmm. violeur yi doxaankati baru jàmbur yi. ñoo ko mën a di jàmm masama man mi nga xam ne kenn mësumaa xam ci lu ñaaw ak lu bon. waaw mais sister léegi yow actuellement est-ce que il faut contacter les associations italiennes yi lutter pour les violences faites aux femmes. loolu kay bu ci sonn demain j'ai rendez-vous encore avec mon avocat bu ci sax sonn bu dee fii Italie rek ñoom xam nañ gëddu doomu aadama xam nañ gëdd doomu aadama te xam nañu wax ji yenu maanaa ak wax ji yenuwul maanaa. Comment un état sérieux une justice sérieuse peut lancer un mandat d'arrêt international ci koo xam ne une femme innocente boo xam ne dëkk ba mu jógee sa Sénégal police ak gendarmerie carte d'identité moo ma fay yóbbu wala légalisation musuma am problème ak justice musuma xuloog nit musuma dëkk benn koñ Dakar boo xam ne di nga dem ñu ne la Amina de mus naa jote ak moom amut
mais kii ma doon sëyal da doon nitu fitna bon bu ma mus a am sax bon bi su bàyyee moom moo tax mu bàyyi ñàkk na kersa siis na añaan na bañ na ko ba sama doom yu góor yi nga xam ne daf ma fekk ak ñoom daf leen naa sonal ba mu damaa mujj jël xale yooyu delloo leen seen papa ku bon yàllaa ma nattu la woon nattu bu ma yàlla tegoon la te yàlla mi ma ko tegoon teggil na ma ko léegi teggi bi ma ko yàlla teggil mu gis ma léegi que maa ngi dem di ko raw moo dagg xolam bi mu dem di inventé lii waaye dina xam ne du yàlla du yóneen te dinaa ko defanteeg moom ba mu saf moom imbécile de juge boobu mel ni moom ñu créé lii dinañ ko regretter incha allah. allo. 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 allo sister. maa ngi ñëw baal leen ma. j'arrive. ah ok. Déplacement. Sis, oh my God. Oh my God. Oh my God. Okay. I'm sorry, guys. Sister. maa ngi jéggalu. non y a pas de souci. Oh my God. My God sama bopp. Sister. sa cas. donc. bëri na jigéen yu sénégalaises yoo xam ne ñu ngi seetaan wóor na ma ni bu ñu recensé jigéen yi dund façon yu mel nii nga séparé woo nit mu wëlbatu bëgg a mais mandat d'arrêt international moo diis élève moo diis et puis loolu dafa la bëgg a yàqal parce que boo amee mandat international Interpol teg la loxo mooy ni sa àddina li def sa àddina yow foo dem criminel lañ lay classé quoi dañ lay classé comme criminel loolu lay wut yàq sa àddina complètement waaw lu ko fi jar mbokk yi nañu waxante dëgg lu ko fi jar añaan rek xam nga yow boo demee foye sa àddina ba torox ba ñëpp say maas raw la da ngay bëgg ku mel ni yow ku nekk sa ginnaaw mais loolu nax na boppam yàlla li mu bind sama jëb yi mënu ci dara dañ lay fooyee xoolal da ngay jël nit nekk ak moom te yàlla tax nu mu melee ni ay mbokk moo gën bés bu ne nga costume ba njëkk bureau nga dugg fa di woyaanu intellectuel laa ko mën a waxee woyaanu secret. waaye sister yow itam xogomoo de waaye li ngay wax itam moo raw xogom woyaanu intellectuel xam nga man xanaa mooy genre woyaanu intellectuel ñàkk jom bureau bu ne nga dugg fa wax ba xotteeku. waaw di tudd yàlla di tudd yonent yu mel ni jullit àqan nga te fekk doo dara li ngay wax dara gëmoo ko ci. di fen di dajale boo génnee kooku bokkal la 5000 wala 10 000 nga def sa poche dem. demaat ci wuti beneen bureau loolu àddina la. wuti beneen bureau say naw la yooyu ngay taxawaalu ñooñu raw nañ la yàgg na man jigéen laa mais musuma tàllal sama loxo kenn rawatina nag di ko tàllal góor. mais sister ñàkk la yombul nag xam nga ñàkk la yombul xam nga jongoma ba pare civilisé man xam naa ko dama ko xam depuis des années xam naa ko war na mat léegi 20 ans rafet macha allah jekk macha allah mën boppam macha allah mën togg macha allah c'est-à-dire que une femme jongoma complet am classe nag mën a tëye boppam mën a présenter boppam foofu ku ko gis bëgg ko loolu moom man xam naa ko te mën naa la wax ni yow xam nga am na jigéen yoo xam ne du ñu am problème pour am jëkkër mbala dañuy am wërsëg sax parce que ku leen gis da leen di bëgg ndax seen comportement ak seen taxawaay yow kii mënu la tëyee parce que boo demoon ba Sénégal yi taxaw loolu la ma añaane moo tax mu bëgg ma perturber nii loolu la ma añaane fi mu nekk loolooy dagg xolam. métti na nag mais loolooy dagg xolam yàlla dina la taxaw. parce que xam na ne mun naa am ku ko gën fuuf ku toog ci kawam sut ko long ko large ko ci waxuma sax ci doole waaye ci mën-mën loolooy dagg xolam bi. waaye nag du ci mën dara ndax li yàlla bind yàgg na mënu ci dërëm la ci mënut mandat international ak mandat mondial ak continental laa ci yemale mook juge bu ko bind ñoom ñëpp je les emmerde excusez-moi
En tout mais cas, sama xol a jeex. je pense que dama xam ne mandat international man drogue jaaykatu drogue yi mag yi mafiosi yi wala Pablo Escobar laa doon déglu di ko yónnee. Pablo Escobar man de fi mu ne nii damaa kii stressé sax. moo tax tey italien bi benn italien lan la moo daf ma ne carrément ci italien mun na ma yàlla parfois day may mburu ku amul bëñ mooy ne genre góor ñi mérité wuñu sax am doom il ne mérite même pas d'avoir des enfants. non dëgg la yàlla day may mburu ku amul bëñ. gis nga am na góor yoo xam ne ndeysaan mënuñu am doom. mérité wuñu am doom mérité wuñu am jabar bu baax. fi mu ne nii bu ñu gisoon doom dañ koy téye comme kuy téye nen. am ñoo xam ne nag jigéen bu ñu xoolal bu ñu tisoolee ci wetu jigéen sax jigéen ji ëmb. ñooñu nag duñu téye jabar ñooñu duñu téye doom duñu toppatoo doom sañse ku dagg coiffé wu sol ay dàll diwu ba di xoolal diwu nag taxaw. xoolal diwu taxaw di jaay neex ak sourire bu rafet foo ko fekk muy yëy si ngom te fekk zéro à la base li sama papa doon ne fay si maanaam ci suuf di ci kër gi bagage dara zéro dara newu fa façon góor yooyu ñoo bëri léegi ñoo bëri Sénégal mooy góor ñi nga xam ne xam nga dafa am dépense su biir néeg ak dépense su biti comprendre nga dépense su biir néeg nag dañ koy manqué di ko bëgg a mëtalee doole ak fët loolu rek la mais foo fekk góor goo xam ne lépp macha allah day am nag dal fonk ki mu nekkal non dëgg mais nag man pour ko façon góor yooyu déggoo ma ne dañuy bëri doom nag parce que nee naa la bu ñu ci soolee sa wet sax nga ëmb ba noppi zéro mënuñu ko ci yokk njaboot zéro mënuñu ko ci téye jigéen bu ne xoolal te nag foo leen fekk ay géniteur lañu maanaam bu doon ay nag mooy nag yooyu nga xam ne dañ leen di yóbbu enclos ba enclos ñu yóbbu leen fa parce que ku ñu jege rek nga ëmb waaye bu ñu ëmbalee fàtte nañu ni ëmbal la ñuy mën waaye mënuñu nekk pap mënuñu nekk des pères ëmbal la ñu mën na ko góor yoo xam ne kekkantoog weranteeg jigéen lañ mën loolu góor la te man dama seetlu góor yi nga xam ne dañoo bëgg seen bopp bëgg paraître en général duñu mën a yor njaboot bëgg seen bopp bëgg paraître duñu yor njaboot oto bu rafet la ñuy am te nag oto bi moom moo xamal rek moo ngi noonu oto bi rek nañu am oto fexe dinañu débrouiller ba am kër fu gan waajee ñëw sax ñu taal gan bu leen di waaj a seet sax ñu taal lampe kër gi yëpp pour que kër gi mel ni fanaal ku ñëw parce que sont narcissiques ku débrouiller ba am kër sax kooku am na jom te yéene na njabootam tane na mais koo xam ne yow amoo kër di loué rek dëkk ci loué at bu jot nga toxu lijjanti woo loolu ngay lijjanti jigéen jooy envoyé mandat d'arrêt international yow tey kii buñ ko extradé moo ko ay doomam da nga am foo leen dugal non da nga am foo leen dugal c'est le carré de ses soucis na la yàqal rek yow ay na ma yàqal rek waaye nag boppam la yàqal wallaahi laal na laalaake te moom xam na ko sax laal na laalaake bu dul dara sa man sama borom moo may fajal daan wallaahi àddina dinañu yàlla dinañu àtte ba àddina yëpp teg ci seen bët dinañ toogaat fii di ko wax léegi c'est ça dañuy lancer message au juge au président de la République ak association famille pour que après ñu ubbi ligne bi jox suñu auditeurs yi la parole. Voilà, pour conclure bàyyi la ligne man je lance un appel solennel au président Macky Sall bu fekkee ne lii yëg na ko te waxu ci def na erreur te mu ngi ridiculiser boppam lu tax ma ne mu ngi ridiculiser boppam ndax tey li ma dund au tribunal xam naa ne ñii nawloowu ñu leen te ñoo ko teg seen bopp. dinañu wax turu juge bi de parce que man dinañu wax turu juge bi dinañ ko wax turu juge bi kay bu ci sonn man mi maa la koy jox en public. kii du ma tudd turam parce que samay doom laa ciy seet mais juge bi je vais dévoiler son nom au public pour xam ne c'est un incompétent c'est un salaud comme ce monsieur qui est allé dire des mensonges ci moom deful benn enquête pour xool lu dossier bi toll deful benn enquête pour xool famille bi fan la ñu seen antécédent lan mooy seen histoire nga tëb rek lancer un mandat d'arrêt international comme ça à une femme innocente, à une femme qui se bat pour le futur de ses enfants, pour le bien-être de ses enfants, nga di ko lancer un mandat d'arrêt international comme une vulgaire criminelle. Juge bi de xawma kan la wante baaluma ko àddina ak àllaaxira te yàlla dina ma àtte moom te je vais dévoiler son nom dinaa dem ci avocat bi dinaa jël son nom je vais le dévoiler au public.
pour mu xam ne nit booy liggéey da ngay liggéey ak sérieux waaye doo liggéey parce que kii xam naa diw ak kii ak diw mais xam naa diw da nga koy def ci lu yëfu caaxaan mais mandat d'arrêt international du yëfu caaxaan mais bu neexee yàlla dinañu ŋaang ma wadd te Sénégal dinaa fa dem ci nii wala ci nee buñ may dugal kaso nag ma xam ne ci kaso bi laay dee mais dinaa dem Sénégal ndax bàyyi juge bi moomu ko bàyyi sa Tembe Silla bi ma doon sëyal moomu ko Macky Sall na bu fekkee dégg na sama appel na jóg ci lii parce que nit ki da ngay sérieux ci li ngay def li ñu war a poursuivre mu ngi fi poursuivre ñu ko man dawuma ak samay doom nëbbuma samay doom tey ji bu woote woon téléphone bëgg a wax ak ay doomam dinaa ko jox mu wax ak ñoom ndax mënuñoo am beneen baay bu dul moom bu daggoon biyam ñëw fii Italie ne ma dama bëgg gis samay doom billahi wallahi tàllaahi duma ko teree gis ay doomam ndax mooy seen baay mënuma koo titli mais nag boo toogee loolu yëpp defoo ci dara mais est-ce que yow nëbbatu nga est-ce que nëbb nga adresse est-ce que nëbb nga téléphone est-ce que bañ nga mu wax ak ay doomam ñoom ñoo dul woo seeni doom ñoom ñoo dul faale seeni doom parce que duñu bañ naa ko ba démb gendarmerie sama numéro lañ ma woowee pour te dire que man nëbbatuwuma moom moomu yor na sama numéro téléphone yaa ngi dégg non c'est yor na sama numéro téléphone donc bu fekkoon li muy wax dëgg la ci moom day dagg biyam ñëw fii Italie jéem a seet doomam bu fekkee nag man dama def résistance tere ko gis ay doomam bu boobaa lu mu def moo ne ci dëgg mais doo jóg nii rek un irresponsable comme ça lal say fen de toute pièce déema bëgg ne man la bëgg a yàqal yàqalu ma boppam lay yàq te moom dafa yàqule bu yàgg léegi nag nii mu ma gis ma xàppi samay photo bi may jóge Sénégal ak samay photo actuellement bi ma nekkee Italie boo ko gisee da ngay naan ñaar nit lañ pour te dire que souffrance ba ma nekkee woon loolu mooy dagg xolam bi nag mu ngi may gis may àndaare avanti comme disent les Italiens loolooy dagg xolam bi mais xolam bi dina gën a dagg ndax ci kanam la jëm incha allah ndax defuma suñu borom te liggéeyu ma foofu ci këram googu lu tax suñu borom war maa sonal war maa toroxal moomu mooy torox moom nga xam ne xamul téye njaboot moom nga xam ne fu ne mu sànni fa njaboot dem topp ay jigéen doxaan man ñaata yoon la topp di woo ay jigéen yàlla di ko nag muy yem ci man ñaata loolu duma ci sax dugg ci détail yooyu ndax du loolu moo ma fi téye pour te dire rek mu ñàkk jëm du mu ñàkk jëm loolu yëpp nga toog di ko suturaal mu toog tey naan yow la bëgg a yàq waaye dina xam ne moog juge am boobu ñu lëkkalool def lii nii dina leen wex xàtt ni kaani sadam dinañ xam ne man lañ ko diggaale loolu rek man daal Macky Sall rek laa am lu may wax ak moom na jóg ci lii parce que il est en train de se ridiculiser bu yàggee Sénégal kenn dootu leen respecté te commencé na déjà ndax yu ñàkk fayda yii nii nit ñi doxatuñu ci surtout avec man daal ça c'était ma conclusion merci mais daal lii moom nañ ko seetaat merci du yoon du dëgg du yoon c'est un abus de pouvoir et defe naa ni autorités yi ñuy déglu dinañu jël ay mesures pour que juge boobu xoolaat démarche boobu seen mandat d'arrêt boobu ñu retiré ko nit bu ñëwee wax la lii ne yow jéem a la seet l'autre partie mais tey lancer un mandat d'arrêt international pour ñu expulser ma su may wàcc aéroport ñu ne ma raw teg ci kaso ba au nom de quoi parce que kee li mu wax moom lañ jàpp ne mooy dëgg. une seule version munoo non c'est pas possible munoo dégg benn version rek nga condamner l'autre partie. voilà il faut faire enquête nañ la convoquer sax mais convoquer ne la viens répondre devant la justice sénégalaise nañ la ne da nga war a répondre devant la justice sénégalaise pour tel fait tel fait. bu ma bañee. bu boobaa après ñu door a wax ni que convoqué nañ la kenn woowuma dara jékki-jékki démb rek mandat d'arrêt international heureusement yàlla mi suturaal jaamu suturaal ma seq ko ñoo xam ne xam nañu jikkoy doomu aadama xam nañu gëdd doomu aadama xam nañu wax ji yenu maanaa ak wax ji yenuwul maanaa. en tout cas même tey laloo garde pénitentiaire ci seen bopp kenn ki dafa ñëw ndeysaan ne ma non vraiment ci kanam tuuti nga war a dem ndax yow tu ne mérites même pas d'être ku la xool rek xam ne mérité woo nekk fii ni billaay wallaay loolu la ma wax te Tembe Silla defe ne moom mun na yàq sama àddina man photo yi nga def temps yi daal moo indi problème yi ñoom de bu ñu xoolee te nag duñu wàcc sa Facebook photo yooyu ñu gis nga posté temps yi moo tax photo yooyu mooy dagg xolam bi mooy xolam bi dina gën a dagg lii yëpp mais yàlla mënul la dara ndax kanam la jëm incha allah maa ngi lay wax di courage
Du courage, sister. Merci beaucoup. Reste en ligne. Merci. On va ouvrir la ligne pour nos compatriotes pour que nous puissions participer, contribuer au débat que nous avons avec ce témoignage bu métti bi nga xamni yang ko def appel bi nga def président de la République. J'espère que oui, jugé par contumace te muso convoqué niki. Je pense que ça c'est abusif. C'est abusif et j'espère que la justice convoqué niki su fekkee cette personne ne coopère pas day nëbbatu nga doga def li ngay def mais yow muso convoqué nit muso ko wo téléphone jékki-jékki lance comme ça mandat d'arrêt international ci boppam moo ma tiital c'est tellement fort. ci koo xam ne musul xeex ak doomu aadama man musuma xeex elen billaay wallaay taala dama vie nu woo ko sax billaay to gens boobu ñi di la lancer lu mel ni comme une vulgaire criminelle te moom doomaram boobu moom la ñu war a nokk ci kaso yi Sénégal ndax fu ne mu ngi fa amee bor tey jii bu ma demoon Sénégal dossier huissier yëpp dinaa leen ko tegal ci table ñu war koo tëj mu naan man lay jéem a salir yàlla dina la jàppale excusez-moi sama xol a jeex mais man kan xamuma ci saaga ak wax ju ñaaw mais dafa toll foo xam ne boo fa tollee il faut nga wax yàlla dina la jàppale sister donc reste en ligne inchallah bu am lu la métti xoolal dors tranquille il y a de justice que celle divine tey Dieu n'a pas dit que tu vas tomber wóor na yàlla damaa xappi damaa sëren fi mu ne nii wóor na yàlla damaa xappi damaa sëren li mu def boppam la ko te dina ko gis inchallah. Ok. En tout cas, du courage. Si tu veux rentrer un peu plus tard, le temps me dit quelques contributions, sister. Allez, un abbraccio forte a te. Ok, grazie. Allez. Non ti preoccupare. Inshallah, grazie mille. Ok, c'est tellement énorme que doo xam sax fan ngay commencer wax. Man soxow góor laa xamul góoru léegi lu tax ñu soxow góoru ba ci Facebook bi da ngay gis les kuy mool la ñooy nekk Facebook bi fees fi Facebook kuy mool yi ñooy yóbbu seeni jabar tribunal fatt leen kuy mool yi mënuñu yor jabar mënuñu yor doom te fu ñu foo leen fekk jigéen la ñuy toog a xam man looloo ma jaaxal dañ leen war a wutal benn seen passeport dañ ci war a bind caractéristique kuy mool carte d'identité yi loolu nekk ci kuy mool comme ça ñu xam ni que kii jigéen ñi dañ koo war a moytu parce que c'est des lâches ay vrais doméram quoi au sens propre du terme il y a des doméros aussi chez les femmes ñi nga xam ne aussi dañuy créer ay situation ne kii daf ma dóor pour que ñu tëj seeni jëkkër ak yooyu waaye dara weesuwul somamu méchanceté mooy nga jiiñ sa jabar ne yónnee sa jabar mandat d'arrêt international pour mën koo tëjlu te tegoo ko fenn lu dul ne ay sos ay fen Sister Ndeye Fall maa ngi lay woo Ndéla maa ngi lay woo léegi nii xaaral ma woo la Ndeye Fall boo gisee sama appel fais-moi signe maa ngi lay call back mais jàllul ma sœur Toufa thème bi dinañ ci dellu si waat non dëgg la kaana man ñii c'est des kuy mool les vrais hommes amuñu jotu Facebook ñu ngi lijjanti seeni business di make ay thousand xolal a year kuy mool yi ñoo am jot man sama jëkkër bu defee pause xalaatul sax dugg live te man sama liggéey normalement su ma reprendre professionnellement awma jotu sama pause dinaa tal leneen lu dul di dugg live dinaa tal leneen di def ay faux profil di masquer sama baat ëmbal dëkk bi yépp avorté loo leen yéen bàyyil ba ma liveal leen da ngeen di dof-doflu ba ma leen livealee seen cas dina gën a grave te man sama live di yem fii damay dem ba France dem ba fa ngeen di liggéeyee dem ba URSAF dem ba préfecture am ngeen problème laal ngeen ko leen waroon laal Assane Diouf ak François Hélène Gaye waru leen woon caaxaane di leen fooye asalaamaaleykum mon frère xoolal dama ne woon damay live bu gàtt pour que nga mën a duggaat parce que tey ñëpp a kontaan Baye Fall suñu Baye Fall bi moo nekk ak Assane ziyaarete noo koy waxee dañ ma ko jàngal de ziyaarete farako daare ya sara mashallah loolu laa bëgg di dégg one love Assane yaa ngi ci biir gars yëpp ngi yónnee kër
ah yaa ngi ci biir live bi ñëpp a ngi fi ñëpp a kontaan. ar na nañ sëñ Touba du moromu kenn. wallaay my bro. mon bro de valeur. ah. ma ni my bro mon bro de valeur. The warrior. loolu rek la liggéey bi pour Sénégal pas pour Assane Diouf. jërëjëf liggéeyal Sénégal dans la dynamique. ak ci sëñ Fall. ànd xeex bi bokk xeex bi ku ci nekk xeex Sénégal du dëgg. dëgg la. Baye Fall maa ngi lay jox la parole gaa yaa ngi lay déglu. ci li nga doon wax noonu rek laay wax ma sister parce que. xam nga góor moom li may wax fan yee passé sama life rek kër gu ma nekk gu ne. su ma yeewoo ñu xam ne góor a ngi ci kër gi loolu la góor di jëriñ ci kër gi. dëgg la ndeysaan macha allah sànq. te góor war nga am. Assane. soxna soosu. maa ngi koy mastaw bu baax a baax. di ko xamal ne ko. yàlla bu dee defar day mel ne kuy yàq. dëgg la. waaw te xam nga maanaam diaspora bi même bu dul moom daf ci bari góor ñoo xamante ni. xam nga li ma la wax dañuy wéeru rek fu ñu wéeru rek la ñuy wër. wallaay la azim wéeru rek. waaw dañuy fekk soxna soo xamante ni yàlla da koy dimbali soit mu nekk ab lettikat soit mu nekk ab liggéeykat. ci ñoo xam ne ci hôtel yi la ñuy nekk di xar seen tànk tubéy am ci ñoo xam ne ay sage-femme lañ. dëgg la ci ñoo xamante ni dañu diplômé dañu jàng ba. xam nga ñu ñëw dugg leen fen leen pour wéeru ci ñoom. xam nga li ma la wax xam nga tagal leen benn doom ñaari doom ba pare. xam nga lekk seen alal nag ay buubanduur daal ay buubanduur laa leen di. commencé le négliger xam nga li ma la wax comme. voilà. Malika dama bëgg a wax message bu Malika sànq Assane. ndeysaan dafa ma ne Assane bu nekkee sama wet damay lépp laay ñeme. dëgg la day mel ni dara mënuma laal wallahi azim. ba may dugg live moom laa waxtaanal doo dugg live mu ne ma daf ma ne ko Assane a ngi live damay xaar bu Assane pare mbala ma duggal live Assane mu ne ma waaw maa ngi ñëw man seetaan ko mu ne ma may warrior su mu nekkee sama wet dafay mel ni dara mënuma laal dara rien ne peut m'arriver affaire bi daw sama yaram. dëgg la ma ne lii mooy góor dëgg xam nga góor goo xam ni sa jabar dafa ne boo nekkee ci wetam day mel ni asamaan si sax bu doon daanu ma mun na ko téye loolu est-ce que am na lu ko gën ci àddina est-ce que am na lu ko dàkk sama gars yi wax leen rek témoignage boobu la sa jabar def ci yow léegi Assane ma bëggoon la ko partager. góor moom day doon góor boo xasee ba juddu ñu ne góor la. waaw day doon góor te balaa wane nga góor balaa nga bis bi nga war a wane ne góor dëgg nga mooy bis bi nga xamante ni beneen góor moo jël doomam may la ko. ndeysaan lay dëgg la. ne la yow laa ci wóolu bàyyi naa la ak moom. xam nga ak nu mu mënti mel ci àdduna defar rek moo la ci war defar. dëgg la. xam nga defar. man jigéen bu ma nekkal noonu laay dundeek yow su ma demee ba mënatuma nag. xam nga ma bàyyi li ci des ci yoxale yàlla mais di la yóbbu ay tribunal ak xam nga di dal sa kaw ak xam nga li ma wax di fexe nu ma lekk ci yow dara xam nga wala di fexe nu ma yëkkatee sama tur góor day am personnalité góor. xam nga góor day doon maanaam boo déggee maam Cheikh Ibrahima Fall. ne góor yàlla. waaw góor yàlla mi ngi commencé ci toppatoo soxna. dëgg la. waaw foofu la góor yàlla di commencé balaa ngaa doon góor yàlla dëgg. xam nga da ngay làq soxna ba pare di ko toppatoo. macha allah. booy xëy mu lay xalaat. boo wàccee mu lay xalaat waxuma nga xëy dem. mu naan yàkkamti woon naa mu dem. waaw alhamdulilah ba mu demee tamit nga wàcc ñibbisi. voilà wala nga wàcc ñibbisi mu naan moom lan moo tax mu ñëw heure bii. gis nga dëgg la. mais da ngay xëy di dem mu lay namm dox ba ci buntu kër ga di la séentu. ba nga dem ba jeexal mbedd mi mu lay séentu. bu heure wàcc jotee mu ñëw toog ci buntu kër ga di la séentu ba keroog mu lay séen boo ñëwee mu dugal la ci néeg xam nga toppatoo la. dëgg la. waaw noonu la góor di mer ci biir kër mais man aw ma conseil ci ñoom parce que góor laa. yaa ngi dégg li ma wax. waaw parce que comme ni ma koy waxee rek ku nekk xam nga ki mën sa baay ba pare góor gu nekk xam nga bu fekkee góor nga wala doo góor xam nga ko.
waaw góor laa nag nekkul loo xamante ni da ngay takk sa tubay braaye sol ko sim comme li soxna si wax xam nga dem jënd oto 40 millions boo xamante ni yow boo amee problème mu 200 000 boo tax bu amee problème mu 200 000 doo ko réparé. dëgg la comprendre nga pour rek. pour rek mën a am ay jigéen. dëgg la. voilà kon man awma ci ñoom conseil ñi may conseillé mooy sama siste yi ak sama yumpaañ yeeg. xam nga sama jarbaat yeeg sama doom yi doog a judd nga xam ne xam nga dañoo yittewoo góor dañoo bëgg a am góor nag laa wax. waaw xam nga ñooñu laay conseillé li ma leen di conseillé mooy xam nga àdduna dara jarta yàkkamti. dëgg la waaw ku ciy jàng góorgóorlu nga gën a jàng ku ciy liggéey góorgóorlu nga gën a liggéey parce que man dafa am loo xamante ni dama ci am expérience ci àdduna dama gis jigéen ñi nga xamante ni jigéen ñi mel ne xam nga ñi mel ne yow. duñu am solo si góor bu baax nga xam ne dañoo dem jàngi. je te jure. xam nga xar seen tànku tubéy ba am seeni diplôme. xam nga génn ci diaspora bi di liggéey xam nga ba góor fekk leen fa. waaw góor googu da leen di respecté parce que bu ñëwee daf laa fekk nga respecté sa bopp mais bu fekkee ne yow jigéen bi da nga ne damay toog di xaar. xam nga li ma la wax wala damay toog di xaar pour am jëkkër mu yor la. góor bu la gis nga dafa am lu am. te du deñ ci àdduna. waaw ku la yor rek yab la. dëgg la. waaw ku la yor rek yab la te jigéen ñi xam nga muy Sénégal muy fépp. muy Amérique xam nga li ma la am na ci ñu bari jom am na ci ñu bari jom comme ki nga doon tudd sànq sama sista Ndey Fall barki sëñ Fallu jigéen bu am jom la. dëgg la xam nga li ma la dafa am ñoo xamante ni xam nga dañuy xar seen tànk tubéy dañuy reyante bu góor ñi jógee ñu jóg bu liggéey jógee ñu jóg liggéey xam nga li ma la waaw ñooñu xam nga ñu jar a dimbali lañu ba pare ku leen fekk seen biir kër da nga leen di respecté parce que li tax nga leen di respecté dañoo liggéey ba respect fekk leen fa comprendre nga li ma wax. dëgg la je comprends. voilà te àdduna nekkul ne góor laa ci maa xam nga maa fi waxee nii wala maa sañsee nii comme affaire TFM yooyu wala you know xam nga RFM xam nga li ma la wax toog ci rajo ñu naan la yaa fi sañse lii xam nga li ma la wax. wala yaa toogee nii wala yaa moom ubale nga fii yaa xeeñ lii xam nga li ma la affaire ma yuuxu nduur yooyu xam nga loolu bokkul ci journalisme du professionnel. dëgg la. voilà loolu mooy liggéey bi nag xoolal lépp loo gis ci àdduna dafa am liggéey soxna yi tamit waaw noonu la liggéey bi mel ci ñoom xam nga nañu liggéey ba góor gu ñëw. respecté la. waaw bu ñëwee fekk la nga toog sa diggu kër tegal la say tànk. dëgg la mënal sa bopp lépp barki sëñ Fallou dañ lay respecté. par force dëgg la. jéem a tàkk. xoolal loolu nag xoolal pour jigéen am ko. lenn dong la Hélène. nangoo muñ. bàyyi ngénte yeeg puukare bi. dëgg la Assane dëgg la. jël ajaa ji teg ko fële. doon yaay faal di dimbali jaam ñi. bàyyi buuxante beeg ceet yi. salon yeeg ndey. bàyyi li ma sañse. li ma sañse li ma la wax sama solo bi. waaw jeex na tàkk xam nga li ma la wax xam nga jigéen.